بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. mu mel ni nag bi ñu seetee ñoom façon boobu surtout les Américains ñu ni zone boo gis dafa am koo xam ni boo bëggee def influence ca zone ba moom ngay waxal dañuy yeew duñu nit te kam booba boo seetloo presque arab yi ñeenti zone moo ca am solo zone golfe bi boo fa bëggee def lu sotti fokk nga wax ak Arabie Saoudite deuxième zone bi mooy presque li ñoo tuddee le croissant fertile mooy côté Euphrate bi te mooy Bagdad ak Syrie côté boobu ba jëm Beyrouth ak yépp ñu ni foofu ku fa bëgg a wax lu sotti fokk nga wax ak Syrie ñetteel bi mooy le Maghreb arabe ñu ni foofu it ku fa bëgg a wax ak kenn fokk nga dem Maroc wax ak waa Rabat parce que ñoo yor foofu bi ci des mooy côté Nil bi te mooy Égypte ak Soudan foofu it ku fa bëgg a wax fokk nga wax ak Égypte parce que ñooy bunt bi ñu ni nag comme yooyu ñooy bunt yi nañ leen jege wax ak ñoom mais nañ créer benn stratégie pour commencer leen affaiblir ndax fekk dindiwuñu influence yooyu li ñu bëgg duñ ko am ci ñoom ñu ni mais nañu commencé ci ki gën a pànk te mooy Égypte ñu daal di rek yónnee une délégation ñu ñëw ci égyptiens yi yekk leen lu mel ne xeme ñu ne waaw lu xew ñu ni waaw lu ngeen di doyee seen guerre ak Israël yéen a ngi ni seen bakkan a ngi ni seen bakkataa ngi ni bàcc amatu leen dara seen économie dara baaxatu ndax lu ngeen amoon jënd ngeen ko aar bàyyi leen guerre bi ngeen organiser seen bopp organiser seen économie ñu jàppale leen gis nga ñu ne waaye ci nen waa mais conflit bi ñu ne waaye du problème dana ñu négocier ak Israël def ay sunu affaire ñunu neen kenn du ko yëgoogum parce que affaire bi comme dafa complexe mën nañ ko tëral ñunu neen ba yegg foo xam ne kenn dootu ko mën a yàq ñi cee soog cee dugg ñu commencé di négocier israéliens yi commencé di ngeen mas a suivre film bi Shimon Peres ci boppam di ko wax bi ñuy def négociation bi waaye ci journaliste bi di ko laaj waa fu ngeen doon defee négociation bi mun ko Paris xoolal loolu buñ ko defee wuñ ko pays arabe mais ca Paris lañ ko defee surtout suñu négociation avec les Palestiniens donc ñëw nag sonal égyptiens yi wax leen lu mel noonu fekk na booba intérêt yi nga xam ne rek moom la Égypte am ci bor ci budget bi mu féetale wàllu arméem dem na ci 900 millions de dollars te bokk na ci constitution bu États-Unis boo leen amelee bor même intérêt yi boo ko fayul sañ nañu jël ay kii pour bloquer say avoir aussi bloquer bépp coopération wala bépp aide buñ la waroon a jox te rien que boobu ci États-Unis rek au moins danañ fa am 2 milliards de dollars ca boobu jamono c'était en 1988 ñu téye leen wax leen ba ñu d'accord pour def camp David pour jubóog Israël bàyyi guerre bi parce que xamoon nañ ni boobu buñ ko xasee ba def Égypte presque quasi totalité arabe yi bootul dinañ ko bàyyi te kon influence bi mu amoon presque dootul demee noonu donc ñu dem signer camp David
la ca topp lañ ko préparé woon noonu la demee faf sax li ñoo tuddee intégriste yi organisé wu def attentat rey Sadat mi signé woon ñu ni boobu moom réglé wu na mais la ca gën a yéemewaat mooy ñoom ñu ko doon sow ni ko yaa ngi rey sa bopp ci ay arme yaa ngi bëgg a dee sa économie ngi yàqu naka la affaire bi pare rek ñu xëy indi leen yeneen programme jaarale ko ci CIA wax leen ñeneen ñuy pare dal ci seen kaw nax leen ba juróomi at yee ca topp yépp lu ñu fa am arme lañ ko jëndaat ci États-Unis arme yoo xam ne c'est 10 fois plus cher que arme yi ñu jënd woon ci Union soviétique donc ñu nekk ci problème boobu ñoom it xamatuñu ndax penku la ñu jëm wala soowu la ñu jëm bu dee Syrie ñetti problème la ñu fexe ba mu am ko bu njëkk bi mooy dañ ko nax bi Irak di xeex ak Iran ñu nax ko ba mu dem féete ci côté Iran te comme féete na ci côté Iran te moom lu ëpp ci ay aidam pays du Golfe ñoo ko daan jox te comme pays du Golfe yëpp boobu ñu ngi ci côté Irak naka la féete foofu rek ñoom it liñ ko daan jox yëpp ñu bloqué ko boobu du problème bu njëkk bi ñaareelu problème bi ñu naxaat ko fexe ba mu xëy rek jël ay troubam dugg biir sud du Liban dugg boo xam ne moom ci boppam mënu koo firi ay dépenses ci dul jeex di ko fa fekk te xamul pour lan la parce que guerre amul dara amul bu dee libanais yi ñoom ñu ngi doon joteeg israélien mais ñoom seen yoon newu ci woon mais yooyu yëpp genre stratégie la yoo xam ne américains yi ñoo leen koy soufflé mais fekk na du seen njariñ donc ñu dem fa ba mujj gi seen baqale ni bàcc la ñuy dépenser foofu ëpp na politiquement amul lu baaxul ci ñoom économiquement affaiblir na mais psychologiquement aussi gaañ na leen parce que jamono bu dañ ñu ngi yëg defe ne léegi Israël sax jaar nii wala ñu def lii bu ko defee mujj gi xamatuñ ndax kaw lañ ne wala suuf ñooñu seen problème féete bor bu dee ci niveau Irak kenn waxaale wu ko ndax moom moo nekkoon ca guerre ba dem na ba réserve yi mu amoon yëpp ci wàllu xaalis au moins y avait 46 milliards de dollars yu mu dese woon ci réserve mujj na utiliser yëpp ci biir guerre bi ba bi guerre bi jeexee presque yoratul dara booleeg reconstruction bi ko war boole ceeg ñi mu jëleen comme ay réservistes ñu ñëw xeex la ko te du leen bàyyi ñuy chômer foog mu créer emploi pour ñu jàpp ci dara problème yooyu yëpp nag moo taxoon mujj gi moom mu demander concours Koweït pour ñu dimbale ko ndax mu xaw a leqali ko tuuti américains yi wax Koweït ni ko lànkal Saoudia comme moo doon jàppale Irak aussi ci xeexam ak Iran ñu xeexee di ko ndax ni ko bu Iran pare ci Irak ci yow la ciy teg mu nekk moom it ci jaaxle googu lu mu am jënd arme teg dem ci ba faf yëf yi bëgg ëpp ba réserve bi mu amoon ci banque américaine yi dencoon ko fa pour une valeur de presque 60 et quelques milliards de dollars mujj na dem jëliwaat yëpp liquidité dem ca ba faf mu am déficit budgétaire boo xam ne ci trésor bu Londres la mujj a dem pour que ñu mën ko abal au moins 36 milliards de dollars yoo xam ni pour que mu mën a couvrir déficit bi mu am donc kon xam nañ léegi fexe nañu ba léegi ñi fi nekkoon tête yi war a mën a def influence fexe nañu ba créer leen problème bi leen créer yeneen réew yu ndaw yi ci des yëpp it kenn ku ne ñu fexe ba amatuloo jàmm Soudan ñu fexe ba amatuñu jàmm ndax guerre civile nord ba ak sud ba entre musulmans et chrétiens Libye ñu fexe ba moom it digganteem ak Tchad lu ne daj na ko fa sonn ba bëgg a dem laaxira ñu fexe ba entre Algérie ak Maroc affaire Sahara occidental bi ñu indi ko fa
problème ya ca am yëpp am fa ba ñu xëy def négociation ba léegi ñu ngi wax ay affaire référendum ku ci nekk créel nañ la ci sa ruq loo xam ni mujj nga xamuloo ndax kaw nga ne wala suuf nga nekk ci programme bi la bokk c'est sûr ci programme yi la bokk yooyu yëpp mu ngi ñëw yooyu yëpp seen programme la bokk parce que commencé wuñ ko ci Casamance ñoo ngi ko commencé woon ci Sénégal ak Mauritanie foofu lañ ko commencé woon yooyu yëpp ci programme bi la bokk parce que Sénégal ci réew mi leen gën a yitteel la bokk parce que xam nañ ni bis buy libéré wu ci benn côté bi rek Afrique yëpp di ci topp waaw loolu yëpp ñu ngi ci waaw seen liste yi sax ñun Moustarchidine yi ña nga ca kaw liste yi ñu mujj a def ci terrorisme bu mujj bi bu Afghanistan bi laa wax liste yëpp a ngeeg man waaw bi tax na Cachemire la fa xew ma nga fa entre Inde ak Pakistan d'une part mais aussi entre musulmans et hindous de l'autre part ma nga fa nga dem Bosnie te Europe de l'Est la fa xew diggante Serbie ak Croatie la ñu fa rey ci musulman kenn xamul na ñu toll te waxambaane yi war a mën a tekki ëllëg rek la ñu rey màggat yi ñu bàyyi leen ak xale yu tuuti yi kenn xamul lañ fa rey nu mu toll ñu jóge ca affaire Tchétchénie pour bañ nag kenn intervenir ñu ne affaire intérieure la diggante Union soviétique ak ay kiyam bàyyi rek ñu di leen massacrer pour ñoom it dampe leen ko ci seen Afghanistan gu njëkk ñu jóge fa affaire Kosovo bi ngeen gis la fa xew ak la ñu fa rey ci ay musulman ñu jóge fa ngeen gis ñu créé waat problème mu Macédoine ak Albanie yi ma nga ne presque rek leegul ba léegi nga jóge fa nga xool problème yi ñu créé entre chypriote turc ak chypriote grec la ca seen biir ma nga ca parce que ñañ ko créé yépp la ca côté yooyu ay musulman lañu donc yooyu yëpp boo ko xoolee da ngay xam ne c'est un plan bu ñu waajal boo xam ne xëy na yàlla moo def sutura ni yëf yi gaawee ci niveau communisme ba mu xëy rek écroulé wu noonu bu dee l'islam nag mën naa am du demee noonu waaye foog jullit yi bàyyi xel ci seen bopp waaw bu ko defee nag il fallait que kon bi ñu demee ba yegg foofu George Bush créé situation yooyu yëpp ci niveau Irak ak Iran ak yee ca des yëpp biñ koy indilee statistique bi nag te fekk na li muy wax na ko ba noppi dafa si yéenewul mu dandu ci lay créer problème mu nag évasion Irak ci Koweït yëpp ñoo ko tëral lettres yiñ ci échangé yëpp ñun mu ngeeg ñun archives yi ñu ngi ko yore pour wan ko ne ko nag jaaduwul réew mu mel nii presque matuñu 1 million de personnes ah ngeen nekk ak ñoom frontière ñu yore li ñu yore ca xaalis bu toll ni yow nga jóge ci guerre sonn ba bëgg a dee ñu di la seetaan jaaduwul te yaa leen man fekk yooyu yëpp ndëgg sërëx la ndëgg sërëx la ah Saddam it même ndeysaan xamul sax lu xew ci sam lay ndeysaan danga koy yërëm sax lay ndeysaan keroog ba mu toogee ak ñun ndeysaan nga gis rangooñ bi mel ni lu génn fii mu ne ayyuhal ixwa mu ngi sol tenue de guerre bi ndeysaan ida saluha al arab saluha al islam wa ida fasada al arab asaaba al islam ma la yurda billaay ndeysaan rangoñ bi génn nii ndeysaan mu ne li ma leen di yégal day l'islam julli yeeg woor yi defaru ko waaye nañu fexe ba arab yi baax bu arab yi baaxee rek l'islam baax ndax lu yàq l'islam ñooma
waaye bu ñu yàqoo nag l'islam dugg na waaw day fekk na li muy wax moom ca la bokk waaw ca la bokk yooyu yëpp ay plan yuñ ko tëral la gis ngeen ci guerre du golfe bi ni mu demeek ya ca xew de A à Z yàlla sunu borom nag dafa mandu dafa mandu lu ñu leen defoon ak coono baak embargo baak yëpp le 11 septembre le lendemain am nañ ca perte bu doublé la xew foofu yëpp waaw parce que damay dégg ci Mansour Sarr bii mu ni Sëriñ Muniru daan na wax ni xañ nit ñi jàmm yàlla jox la ko mënul nekk xañ nit ñi jàmm ba noppi yàlla jox la ko mënul nekk waaye nee na may nit ñi jàmm it yàlla xañ la ko mënul nekk waaw looluy tax nga gis ni mujj nañu li ci gën a yéeme ba yéeme ci moo di arab yi ñu boole dafa bokkul ndax ku yore mission bu toll noonu te ñoom ñi ko yor pour ñu ànd nekk problème parce que bi ñu demee ba xalaat ni ak problème yi ñu jaar yépp ak fi ñu jaar ci conflit yu jëkk yi il fallait ñu créer loo xam ne dana mën a boole arab yépp ñu di ca xalaat di ca seete seen mbir loo xam ne dafay concerner al alam al arabi wal islami mais bi ñu ko waxee nekk américains yi dégg nañu baat bi ni nañu jógaat fexe ci ñoom ba bu ñuy créer dara it nañ leen gëmloo ni benn monde islamique newu fi 4 monde islamique a fi ne lu ngeen ci gis mujj nañ benn organisation bi ñu bëggoon def mujj na nekk 4 majlisu taawun al xaliji conseil pour la coopération du golfe féete waa Afrique waa golfe bi majlisu taawun al arabi te mooy conseil pour la coopération arabe féete waa Syrie ñi mel ni ñoom majlisul wahda al magharibiya union pour le Maghreb arabe moom itam di bosu boppam billaay amatul sax waaw diggante Maroc Tunisie Libye Mauritanie Algérie boobu it di bosu boppam ñu soogee nag jamiatu duwal arabiya te mooy la ligue arabe ligue boo xam ni fu ñu amee rencontre dañuy xuloo ba keroog ñu fay jóge benn position politique commune bu ñuy jël presque duñ ko am waxu Habib Bourguiba ba maa ngi koy wax keroog Sorano ils se sont mis d'accord de ne pas être d'accord kooku nag ba kañ moo taxit kenn du ko mën a régler bon bi ci des itam mooy yeneen yi ñu fi organisé wu te yëpp ñoom pour ni dañ ko bëggoon a suqalee l'islam bi munazamatul mu'tamar al islami te mooy OCI organisation de la conférence islamique rabitatul alam al islami ligue mondiale islamique an nadwa al alamiya li shabab al islami mooy an nadwa bi ngeen di dégg pour la jeunesse islamique yooyu yëpp ak al munazamatul islamiya li tarbiyati wa thaqafati wal ulum mooy ISESCO bi ngeen di dégg mooy defanteeg UNESCO al bankul islami li tanmiya banque islamique de développement mais yii yëpp seen góor gi moom xam nga moom lu ne baat yi du ko yóbbaale yooyu yëpp ca njëlbéen nga ñu cay waxtaan mu ne ma Moustapha mu ne ma du sore de mu ne ma yii yëpp du sore ma ne ko lu tax mu ne ma parce que benn bu ci ne ay yalwaankat rek lañ cay bàyyi mu ne yalwaankat nag boo ko bàyyee ci barab la mu war a def du ko def ndax ku ñëw ba mu mën a jël ci yow rek lay seet mu ne waaye cadre ya ñu soxla dégg nga de mu ne waaye cadre ya ñu am te ñu jàng lu ne man lu ne ONU lañ leen di yóbbu wala feneen waaye duñ leen yóbbu ci yi ñu jagleel l'islam te loolu mooy li xew mu mel ni nag bañ ci jógee faf la gën a garaaw defati nañ ko mooy léegi fépp fu pays arabe nag ak pays islamique américains yi am nañ fa base
base militaire parce que dañu ni il faut que ñu créer benn force d'intervention rapide te comme américains yi seen matériel yi dafa lourd bu ñu bëggee dara xew ñu war a intervenir di jógee États-Unis kon bala ñoo ñëw dana fekk lu bari nañ ko bëggee woon duñ ko mën a am moo tax ruq bu ne ci pays arabe yeeg parce que l'islam ay seen problème wut nañu fa base boo xam ni depuis am na ci yoo xam ni presque depuis 30 ans ñu nga fa yenn yi ñokk forces armées françaises yi ñoo fa nekkandoo fu mel ni Djibouti am na ci yoo xam ne ñoo force britannique yi ñoo fa nekkandoo yenn yi ñoom rek ñoo fa ne yenn yi itam forces armées yu pays ya fa ne seen base moom la ñuy utiliser foo ca demal Maroc demal ba ci Libéria gi xeebuñu ko parce que bu ci ne am na fa ay musulmans yu nga xam ne ñoo am fayda lañu nga dem Égypte dem Djibouti dem Turquie dem Kenya dem Somalie dem Oman dem Arabie Saoudite dem Koweït dem Bahreïn bu ci ne ba ca gën a tuuti am nañ fa benn base am na fa yoo xam ne am nañ fa ñaari base am na yoo xam ne am nañ fa ñetti base mais li gën a yéeme mooy bi ci gën ñàkk fayda c'est 22 millions de dollars de dépenses te arab yi ñoo ko gàddu minimum laa la wax waaw ñu laaj nag Colin Powell ci benn compte rendu bu mu waroon defal le Sénat américain keroog c'était mars 90 presque boobu la ñuy soog a jëm ci affaire la guerre du Golfe maanaam boobu ñu ngi ko doon wax ci affaire dépense bi ñuy di war a def ñoom ci seen base yooyu la ak li ñuy daj ci armée américaine bi dafa bare di demander nag nan la ñuy fexe ba wàññi dépense yi keroog la wax boobu pour di ko wax nan ko base yi xanaa du ngeen ko wàññi mu ni dama leen di laaj ku ñu dénkub dëkk jox la police teg ko ci sa loxo te doo utiliser police ba boo amee insécurité yaa tooñ sa bopp xam ngeen ni kii c'est clair xaw ma ndax dégg ngeen wax bi wala déet ku ñu joxub dëkk jox la police te doo utiliser police ba boo amee insécurité yaa tooñ sa bopp kooku c'est clair ce qui veut dire que base yi ñu def ci pays arabe yeeg yu islamique yépp pour ñoom seen sécurité moo tax donc sécurité bi nag façon bu ñu ko bëgg a dégg rek lañ koy déggee ku taxul it bu leen neexee sa gémmiñ niin kooku kenn mënu ci dara moo tax am na benn bis benn journaliste di ko laaj Madeleine Albright ni ko may ñun li ñu jaaxal ma yéen ak seen coow yu bari di wane ni da ngeen bëgg a dindi dictature moo tax fu ne ngeen imposer fa démocratie nangam te am na ay réew yu nga xam ne ña fa nekk ay dictateur la ñu te yéen a leen fa bàyyi yéen a leen dooleel loolu nu mu mën a nekkee mun leen waaw mais ñun kat bu ñuy wax dictature pour ñeneen a tax waaye bu dee suñu nit nag valable na pour wax la ñoom seen façon bi ñuy xalaate ku ne xam na ne Afghanistan mais ñoo soviétique ñoo fa duggoon pour ni dañuy xeex intégrisme moo taxoon bañ fa duggee américains yi jóg en collaboration ak saoudiens yi ak pakistanais yi ñu armé mujahidin yi ci la ñoom Ben Laden ñi bokk ñu armé leen mu jox leen xaalis toppatoo leen waa CIA di régler seen yëpp ñu jël Ben Laden defal ko formation le tout ñu dem ñoog soviétique yi ñoom pendant 8 ans ba soviétique yi xëy presque la américains yi dajoon ci Vietnam presque ñu daj ko ci Afghanistan xam ni nag bu ñu continuer àdduna tukki ñu buub seeni bagage pour génne dëkk ko mais dafa bokk ci philosophie américain yi mooy ku ñu defal nag lu mel noonu yow itam nga renvoyer leen ascenseur bi te mooy nga nekk pour ñoom ku ñu bëggatee lëjël rek xanaa xamuloo terrorisme yi ngeen di gis yëpp ñu naan mouvement sangam nangam yëpp américain ya koy def
mouvement yu ci bari ñoo leen créer seen bopp pour embêter quelques paysans. ñun ñii bu ñu nangoon tey ñu financé ñu loolu mooy seen façon. am na ay mouvement yu ñuy yabal di leen wax ñuy bindanteeg ñun di ñu laaj ay renseignement mësuñ ñu ma bind ba ma tontu leen te pourtant Arabie Saoudite la ñu ne parce que loo leen jox ci information ci sa mouvement ci CIA lay fanaan bis bu nañu bind ma mouvement bi nu mu toll ñaata dëkk ngeen installé wu ñaata nit ngeen am yan commission ngeen am lan mooy lu ne at mu jot ñu yónnee ma ci ñaar ba ñetti lettre bi ma ci mujj a jot presque ci 4 mois lay toll parce que boobu dama am ñoo xam ne dañoo xam yooyu ni ma wattul mouvement bi ba tuddal ma ci lu mat ñeenti mouvement ni moom bu ci ne pour CIA la ñu donc loolu moo tax bu ñu demee ba guerre ba jeex pour ngeen xam lan moo tax Afghanistan demee nii ñu xëy di dal ci kawam te kenn yëngootul kenn yënguwul loolu moo tax parce que Ben Laden bi mu jógee ci seen guerru ak Union soviétique bi dafa dellu Arabie Saoudite mais bi mu dellu Arabie Saoudite ak rythme ba mu min feek jihaad ba ak fii li mu fi fekk genre bourgeoisie ak aristocratie ak genre noos moom xamatu ko jihaad a ko intéressé léegi nag moom itam mu xam ni foofu du fa mën a doxal li mu bëgg mu seet ci pays islamique boo xam ni conditions yi dana réunir pour mu mën fa créer quelque chose pour l'islam bu pur bi ca la xool Soudan intéressé ko mu defe ni war na fa mën def dara mu descendre Soudan moo waraloon rencontre yooyu ngeen daan gis presque mouvement yi gën a révolutionnaire ci monde islamique bi ñu di leen invité foofu pour ñu di fa daje waa FISET waa Hizbu Rifa bi nekk Turquie Hizbu Nahda bi nekk Tunisie yëpp ñi mel noonu ñi am fayda yëpp di ay mouvement islamique yu am solo foofu lañ daan daje te moom moo daan financer affaire bi en collaboration ak ñoom Tourabi ñu xëy américains yi def pression ci gouvernement bu Soudan ak saoudiens yi pour que nañu génn Ben Laden foofu lu ko may danañ am sanction yu ñu def ci wàllam looloo tax moom itam ñu xëy ni ko mu jël bagage am mu dem mu jëlee ay bagage am jaari Inde ba mu jógee Inde mu ñëw Pakistan bi mu ñëwee Pakistan Peshawar foofu la installé wu def fa bureau waaw tudde ko Maktabul Amsar pour que képp kuy liggéey ci wàllu l'islam te am jaaxle wala am problème nga jaar foofu ca bureau ba ñu seet nuñ la suqalee mais ñu toogati américains yi wóolootuñu loolu ñu defaat pression ci gouvernement bu pakistanais pour ñu génne ko foofu ci la soog a xool nag ne Afghanistan lay mën a delluwaat parce que foofu la miin mais problème bi gën a posé wu nag ba tax pays arabe yi rallié wu ci américains yi mooy bi mu demee foofu comme réew yu bari am na ñu fa jóge woon ñoom ànd ak ñoom jihad bi mujahidin yooyu moom la ñu tuddee les afghans arabes ñooñu kenn ku ci ne def ci am ay groupuscule yu mu ci formé kenn ku ne mu yabalaat la sa réew ba nga dëkkoon pour que dem nag jéem a imposer foofu beneen rythme ñoom ñëpp ku ne di jot nga ca lu dara jarul maa ngi gis keroog Gaddafi biñ koy interviewé tout dernièrement wàcc daf ko mujj sax wax loo xam ni man dama ne Gaddafi kañ la weqi ba yegg fii Gaddafi ci bureau boppam journaliste di ko gëdd ndax posé ko question 2 fois muy def tour du pot nanguwul tontu mu ni ko xanaa kii du Gaddafi ma xamoon yow en tant que révolutionnaire li nga def fii ak fi nga jaar ak américains yi tey ñuy wax ci affaire américains yi nga ne pat am na fu ñu jaar ak yow waaw naka la ko cukk rek nag boobu mënatu ko nag muñ nag mu commencé nag nii
di tëb ci fauteuil bi soog a bëgg daal di nag indi nag problème boobu ñu ne parce que Afghanistan mënuñu leen dimbali parce que ñun ñii ñëpp kenn ku ci nekk am nga loo wéyee ci sa biir réew loo xam ni ñoom waa kër Ben Laden yi ñoo la ko indil ba ñu jógee ci seen guerre ba ba ñu dellu see kenn ku ne tas nga sa réew. mu ne ko looloo tax nag bi ñu amee problème it kenn du leen jàppale donc affaire baa ngi noonu mais la ca gën a yéeme mooy bu guerre bi commencé am na benn commandant bu nga xam ni russe la ca guerre bu njëkk ba la bokkoon d'ailleurs biñ koy interviewé sax dañu fexe ba nëbb kanam gi pour ñu bañ ko xàmmee biñ ko laajee affaire guerre bi loo ci xam mu ni américains yi de xam naa am nañu lu ne mën nañu lu ne mais afghan yi ma gis bu dee ci seen façon rek la ñu bëgg a xeex ak ñoom boo watul la xewoon Vietnam dana dellu si waat ñu ne ko amee léegi qu'est-ce qu'il faut faire mu ni il faut utiliser les musulmans contre les musulmans comme ça nañu jël ay jullit ni ñoom ñu xeex seen moom mi moroom mi jullit loolu rek mooy mën a régler problème bi léegi mu jeex mais bu dee ñoo ko bëgg a defal seen bopp la xewoon Vietnam mooy dellu si te looloo xew ñu ma jël taxalufu chimal alliance du nord parce que ñu bari dañuy wax ni sax duñu ay afghan dëgg-dëgg ay rax lañu rek ay tajis ñoo ci nekk ak ay ouzbékis ak yu mel noonu ay rax lañu mais tax na problème mu Afghanistan problème la boo xam ne jeexagul nag jeexagul xëy na mën nañoo perdre bataille bi mais duñu perdre guerre bi. J'ai beaucoup d'archives concernant Ben Laden. J'ai beaucoup d'archives. J'ai beaucoup de photos. Même ay camp d'entraînement ak le tout yëpp maa ngi ak photo yi peut-être bés bu ñu amee jot ma defal leen ko exposition comme daf ci am ñu xaw a bëgg a xam quelque chose ci moom bu boobaa di ngeen ko gis pour wane américains yi ni leen lu ñuy nëbbu ñu newu fi waaw bu ko defee nag kuy sombi daal bay boo nga sombiloo mën a naan te alquran nag waxoon na ko ci jamono yonent bi waaye aaye boobu du fi jóg waddu law taghfuluuna an aslihatikum wa amtiatikum fa yamiluuna alaykum maylatan waxida yàlla waxoon na yonent bi ni ko am na ñu ma gis fa ñu toog dara du seen yitte lu dul ngeen xëy rek bàyyi seen bopp doyadel yu bare xeeb yu bare wéeri seen ngànnaay bis bu ñu leen di bett du ngeen xam nu muy demee moo tax nag baatu lu ñu tudd assalaamul musallax yaakaar naa am na mbokk ma ko wax fii barki dem ci kuur yi jàmm ju ëpp baaxul waaw d'accord lu ëpp baaxul waaye la ma déggoon ne am na soxna bu dëkk ca Tiwaawan wax ko ni ñaar daganul waaw maslaa ba dëgg sa masala ak maslaa ba ñu masala la benn baaxu ci waaw bu ko defee nag am na koo xam ni mën na am bëgg-bëggu jàmm mën na am xalaatu jàmm waaye it boo amee ñoo xam ni la ca ñoom du deñ te am na ñoo xam ne la ñu garder l'islam abadan du deñ kon nag li ñuy mën a def mooy li Omar ibn al-Khattab waxoon daa asaaka min haythu yaraha an-nas waaw boo dul xeex itam nee na jëlal saw yat wéeru ko foo xam ni ku bëgg a jëm si ci yow dana ko romb waaw waaw ndax la ñu wax ni ñaari sàcc ya ba ñu àndee ba dugg ca biir kër jaamur pour bëgg a sàcc te ñëw ca bunt ba ñu romb fa benn kuur buy wéere dugg ci biir nag ba sàcc ba noppi génn na gisaatuñu kuur ga kenn ku ne nag di laaj morom waa kuur gi woon fii anam ana mu mel ni kon
loolu genre aperçu la pour ngeen xam yu bari li doon raam te jëm ci ñag bi fan lañ ko ràbbe ak ya ca am ak yenn aspect yi léegi xëy na bii di ñëw nag ci dañuy ñëwee nag ci croisée des civilisations wax li xew ak it lan la ñu foog ni loolu la jullit yi war a def ak seen stratégie ci nan lañ ko war a tërale est-ce que stratégie lay doon boo xam ne ay gouvernement koy def wala ay mouvement ñoo koy def wala ay parti ñoo koy def wala dañuy boole un peu de tout yooyu danañ ci ñëw soogay nag quatrième cours bi nag te mooy dialogue entre les religions ak dialogue entre les civilisations ñu ngi leen di baalu ci guddal gi di leen massawu coono yi di ñaan yàlla yàlla defal leen jàmm yàlla dolli sutura yàlla may leen aafiya yàlla may leen wér yàlla faj aajo biir ak aajo biti et li ci nekk rek nag moo di moom jamono mën na mel nu ne waaye yaakaar yàlla du fi jóg